ñuy jullit mais gëstu nañ ci jàpp nañ ci waaye loo xam-xam-xam dem ba gën laa xam boppam loolu la fa wax donc facette dimension bi ngeen di génn te loolu la wax imam wax léegi islam du julli rek julli ay ponk la si li nga xam ne mooy islam mooy sart bi boole sa borom mooy engagement ngay jël mais dafa am discours am civilisation am nekkin am lu muy dunde tant que nag fexewuñu ba valeur yooyu ci nekk ñu di ko génne dafay mel ni sport ak islam ànduñu te pourtant amul benn anachronie lu mën a bu nekk la parce que physiquement islam dafa soxla nit ñoo xam ne physiquement am nañu capacité aptitude jaamu seen borom culture si biir islam la ànd te culture du fecc culture nekkin la attitude la comportement la réflexion la te lii islam di def si jikko yi nga xam ne mu jikko doomu aadama yi war nañu di xool lan mooy contribution ci développement économique et social loolu moo tax man kontaan naa bu baax si li nga xam ne xelaat ngeen ne lii di jikko ku la ko gën a rafet gën laa baax kër ku la gën a baax ay kër rek gën laa baax dëkk ku la gën a baax dëkk gën laa baax réew mais bu ñu taxawul jikko yooyu leeral leen li ñu nekk lan la ñeneen mën nañoo ñëw muur leen ci la ñu nekk gëlëmal leen ci jox ko beneen kanam xaru kanam boo xam ne ba nga xam ne ñoom moom lañ leen tànnal te nag am na président de la République wax na ko Sénégal soxloo ñu jàngi islam fenn ci àddina parce que ay mag liggéey nañu ko fi te ñu ngi fi te dañu fi jóg valeur ya ñu defoon tëral ko ci islam ñu ci sukkandiku danañ jafe ñun ñëpp te duñ ko jéggal fenn te Sénégal nag yàlla ñuy dimbali ba fi ñu nekk nii ñu am lu ñuy wax tolérance mooy nangu sa morom te tolérance boobu nag mooy suñu force parce que réew moo xam ne dañ naan 90-95% des musulmans nangu catholique ñoom jiitu ko pendant des années te amul xëccoo amul ŋaayoo chance la chance bu rëy la mais valeur yooyu nag mu ngi fi moo tax man ñu jàpp ne abi au-delà de l'assistance sociale au-delà de nit ñi ngeen a xam ne yéen a ngi jël seen man di leen dimbali ñii am problème mu kër ngeen tabaxal leen kër ñii am problème mu jàng ngeen fay leen seen jàng ñii am problème mu projet économique ngeen jënd ay nag jox leen ko jënd ay tracteur jox ko ñii jënd yeneen matériel di ko dimbali doomu aadama yi dafa am mission fondamentale éducation formation leeral xelu doomu aadama yi si islam lu mu doon pour que nit ñi nañ ñu ko bëgg a wanelee mu bañ a dikk ñun noonu si ñun parce que li tax ma koy wax mooy ñun xale yi ñu nekk léegi génération yi lu leen léer luñ fa laajte dañuy dem si internet dem Wikipédia dem beneen site boobu am na lu mu dégg am na muy waxee bindal la ko noonu yow boo ko déggee noonu noonu la koy jàppe buñ dul wax nag xale yooyu danañ dem ba internet mooy nekk seen kaamil mooy nekk seen téere mooy nekk seen lépp parce que moom mooy leen di jox comportement bi nga xam ne si li ñuy sukkandiku pour doxal te loolu c'est un danger boo xam ne suñu société war na ci redressé wu wax mu ngi fi bind mu ngi fi xalaat mu ngi fi te xalaat mu ngi fi bind yooyu war nañ gën a di ko génne di ko waxtaan te nag bu ñu tabaxee suñu jikko yi ba mu rafet réew mi jàmbalee nekk abadan parce que ñi nga xam ne ñoo am jikko yu rafet ñooy muñalante mais muñalante bu amee xuloo doon bu fekkee da nga dëgg si tànk ne ma baal ma nangu ko lu ñu xuloo waaye su ma bëggee fay rek fu fayu ko du man bañ a tolloo na ma la gaañee su ëppee nga gis sa bopp gaañante am xeexante am te Sénégal pour ñu mën ko tabax ci wàllu économie wàllu social mooy il faut que ciment bi ñu boole mooy cohésion boobu ñu suuxat ko te suuxat bi nag lii ngeen di def nii ci la bokk te bëgg naa nag man damay koy ñaan lii na ngeen ko yokk di ko yaatal na ngeen ko saxal parce que ay journée culture islamique dafa war a nekk ku
ku bëgg concert la concert sa droit la ku bëgg musique sa droit la mais nag ñi nga xam ne dañu am valeur bi porte aussi am nañu devoir pour mën a devoir et droit à la fois pour fexe ba ñi nga xam ne ñoo nekk ci suuf ñu mën a xam valeur yi islam di porté lan la te valeur tolérance la valeur yar la valeur muñ la valeur yem si nga war a yem te valeur yooyu nag ñun ñëpp ñoo war a fexe mu nekk ciment bi nga xam ne mooy fondement civilisation comportement wu chaque citoyen mu yëg ne dafa am lu ko wax te loolu vraiment ñu leen ñaan ngeen gën ci suuf man de vraiment je vous félicite ci initiative bi ngeen jël bu ngeen noonu journée culturelle bi dañuy dajafale rek way ñaari way mu dem ma dama na jël journée culturelle bu amee réflexion sur ay sujets yu sensibles tey jii man maa ngi déglu démb xamal ko demee si benn télévision xale yi di expliquer problème yi am ci ay fooy waxee nañu lay enregistré nañ koy defee yooyu yëpp mais ay risque la ay dund doomu adama yaa ngi yàqu simplement ci nit ku manipuler appareil ba jox la image bu amul wëlbati sa dund changé ko ba yow boo génnee ku la xool sax da ngay defe ne loolu la lay xoolee fekk sax boobu yëngu ko déjà mais war nañu xoolaat suñu bopp européens yi créé lii dañ koy créé bi taxul woon jóg dañ ko créé woon pour que nit ñi am moyen de communication échange mais nag gis nga outil bu nekk bu nekkee ci loxo rek loxo boobu xel ba muy am moom la outil boobu jëriñ paaka am na ko boo ko yoree dagg si jën dagg soble rek ci xelam am na ko wax ne bu ko yoree da koy def arme pour mën a agresser donc outil mu ngi toll ci rek nit ki nan la koy percevoir ak ban intérêt la ci bëgg a am te internet rajo yëpp ay outil la ay jumtuwaay yooyu ne yàlla na fekk ki ko yor am xolu ne lu baax laa ci bugg def mais bu amee def ci lu safaan dafa ci mën def parce que paaka bi nga xam ne mooy dagg soble di dagg leneen pour togg añ paaka boobu mooy jëm nit te benn la amul différence donc lépp mu ngi jekk rek si intention bi te ñun daal encore ne xam ne administration bi bëgg volonté chef de l'État la fi appliqué te lii président de la République bëgg ci réew mi moom nit ñi ànd nit ñi di waxante di déggoo te ñëpp xam nañu bi mu fi toogee léegi cër bi islam amoon ci kuréel diine yëpp dafa yokk présence am ci kuréel diine yi parce que xam na ne kuréel diine yi pouvoir la bu fi nekk boo xam ne moom moo pouvoir temporel dañu mos di ànd te ànd boobu kenn mënu ko topp Sénégal kenn mënu ko defar sans diine diine fi am cër am ci pouvoir boo xam ne day àndax li nga xam ne mooy pouvoir bi administration bi yor ñu tabax réew mi dimbali doomu aadama yi boole leen mais bu ci benn demee bàyyi moromam rek dañu bëggoon duñ fi am donc ñun ñu ngi leen di encouragé ngeen xam ne en tout cas li ngeen bëgg a def yokkute rek la ci ñun moo tax aussi li monsieur le préfet wax service yi war a liggéey yëpp danañu ànd ak yéen jàppale leen ba nga xam ne liñ ci séenu bëgg ko ci yàlla ma ñu ci defal nañu ko bëgg ñu dolli ngeen dolli ñaanal ñu suñu collaborateurs yi ñu àndal yëpp préfet wax ko léegi ñun aussi ñu ngi leen di féliciter naa ko abi partenaire bu administration la ci fànn yëpp la loo tax man ñoo fi ne ba léegi gis njariñ bu mu am ak li muy jural askan bi mën a ñii ñu jar accompagner lañu ànd ak ñoom si li nga xam ne moom la yëf te li ñuy def dafa leer nañ donc yal na yàlla fayda ci taxawaay boobu ñu ngi leen di féliciter bu baax vraiment di am mbégte bu baax a baax lii nga xam ne daje nañ ko yàlla yokk